li ci gën a fës digle xalif général des Tidianes ngir jëlee fi mbas mi Serigne Babacar Sy ci kaddu yi mu yëkkati ci yoor gi sàkku na ci sénégalais yëpp ñu def ay ñaan dellu si yàlla te borom kër gu nekk saraxe kilo ceeb kilo suukar ak liitaru déwlin xalif bi dafa jàpp ne daal li xew nii du dara lu dul mbugal mbas mi faatati na fukki nit niki démb limub ñi faatu romb na juróomi téeméer lu ëpp ñaari téeméeri cas yu bees la ñu lim diggante démb ak tey cas communautaire bi daanaka jege nañu téeméer ak juróom fukk Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières fajar cuy la ñu ko teg loxo ci aéroport bu Diass mu jóge woon Espagne Seydi Gassama njiital Amnesty Sénégal ne nañu bàyyi doomu jàmbur bi wala ndaxte defu fi wala boog waxut lu war a tax ñu mun ko teg loxo police ne li tax ñu jàpp Boubacar Seye dañu ko tere woon génn wala dugg si réew mi mu bañ a jëfee ndigal xibaari biti réew daañu ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne Mamadou Mohamed Ndiaye moo ñuy jàngal li ci yéeni kay yi gis-gis ak RFM ci njeexitalu xibaar yi ñuy waxtaane chantier yi nguur gi sumb te mu tëw a yegg ban njeexital la mën a jural askan wi wala boog sax koom-koom bi waxtaan wi ci njeexitalu xibaar yi lay doon. Abdou Thiam moo fare ci machine yi mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree kook lu ñeel mbas mi nga xamante ne Sénégal romb na limub juróomi téeméer ci ay nit ñu nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci feebar bi di mbas mi bilan bi ñu def ni ki tey ji ci suba jàpp leen ne am nañu lu ëpp ñaari téeméeri cas yu bees ci lim boobule am na lu jege téeméer ak juróom fukki cas communautaire docteur Mamadou Ndiaye yore kàddug ministère bi ñu teewlu ko ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn test yu ñu def ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu. téeméer ak juróom fukk ak ñaar si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñeenti malade ñu nga réanimation fukki malade ñàkk seen bakkan bu su démb alxames fukki fan ak ñeent ci weeru janvier mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak ñaar ak ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett wér nañ ci juróomi téeméer ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. docteur Mamadou Ndiaye yore kàddug ministère gi ngalloo wàllum paj fii ci mim réew di Sénégal digley xalif général des Tidianes ngir jëlee fi mbas mi Serigne Babacar Sy Mansour ci kàddu yu mu yëkkati ci yoor gi sàkku na ci Sénégalais yi yëpp ñu def ay ñaan dellu si yàlla te borom kër gu nekk saraxe kilo ceeb kilo suukar ak liitaru dëwlin xalif bi dafa jàpp ne li xew nii du dara lu dul mbugal Seydou Nourou Ba. xalif général des Tidianes ne bu kenn seeti feneen jarul yàggal mbas mi du leneen lu dul ab mbugal bi nga xam ne ma nga bawoo ci yàlla kon na ñépp dellu ci moom ñaan ko mu jële ko fi lu ko mooy ndaw lu fi yàgg. nañu ñaan yàlla nañu delloo suñu bopp ci yàlla ñaan ko fii mu ne amul benn nit bu am kattan wala nga bare alal wala nga am baat wala nga am doole ba mën a jëlee lii fi nekk te yàlla àndu ci yàlla rek ko fi mën a jëlee. Serigne Babacar Sy nag ne dellu ci yàlla waaye tamit respecté mesures barrières yi moo ñu mën a dimbali muy nag naqarlu yenn kàddu yu ñaaw yi nga xam ne léeg-léeg dafay jóge ci ay kilifa ci mim réew te ñoom ñooñee li ñu doon xaar ci ñoom mooy ñu defar réew mi jubale ko. li fi juddoo ci saaga li fi juddoo ci saagaante ci ay mukallaf yoo xam ni tey bu Sénégal doon jàng ñoo ko war a téye bu ñu demee bay saaga ci réew mi kenn dootul xam foo nooy defa foo jëm. xalif général des Tidianes nag laata mu jeexal ay kàddoom joxe na ay sarax ak ay ñaan sarax lu mel ni benn kilo suukar benn kilo ceeb ak litre diwlin bu dee ay ñaan la nag mu ñaax ku ne ak foo mënti ne nga def astaghfirullah téeméer ak fukk yoon ak benn salaatu ala nabi wala salaatu bu waay mën téeméer ak fukk ak benn teg ci yaa kaafi téeméer ak fukk ak benn laata mu ñëw ci yaa latif juróom-ñetti téeméer ak ñett jaxalee ko ak hasbunallah wa ni'mal wakiil juróom benn fukk ak juróom. Seydou Nourou Ba docteur Safiatou Thiam moom moo jiite kuréel gi nga xamante ni moo saytu xeex
gi ñuy xeex feebar bi di sida nee na nag ñàkk bi ñu yëkkati jëm ci Covid 19 bi bu yegsee daal bokk na ci ñi nga xamante ni war nañ ci njëkk a ñàkk mooy ñi nga xamante ni dañoo amee doomu jàngoro bi di sida ndax dafa gis ne ñoom itam am na lu leen dal loo xamante ne tax na ba daal ñu am ay comorbidité tax na nag ñu war a bokk ci ñi ñuy njëkk a ñàkk docteur Safiatou Thiam ci micro Nafissatou Sila. ñi nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro sida mën nañu jël ñàkku coronavirus bi amul dara luy empêcher ñu jël ñàkk bi au contraire dañ leen war a ñàkk parce que dañu ne dañuy ñàkk parce que ñàkk pour protéger la pour fàggandiku la donc pour ñu bañ a am coronavirus mu leen di indil beneen lor justement dañu war a ñàkku dëkk bu mel ne Allemagne ñoom door nañu ñàkk sax ñi nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro sida mu nekk loo xam ne également France mi ngi wax nii ñoom tamit danañ ko door mais comme ñoom ci seen stratégie dañu ne dañuy commencer ñi nga xam ne dañu nekk mag ba pare personnes vivant avec le VIH yi nga xam ne am nañu at yooyu nga xam ne ñoom ñoo war a door ñàkk bi danañ leen ñàkk mais dañ leen di ñàkk comme ñëpp parce que am nañu at bi nga xam ne dañ la war a protéger ñàkk leen mooy ñi nga xam dañu am lu ëpp juróom-benn fukki at xam naa bu ñu paree ñàkk ñi am juróom-benn fukki at balaa ñuy xalaat sax ñàkk population générale bi bu ñuy tànn ñi nga xam ne ñoo gën a vulnérable en tout cas li nga xam ne ñoom la ñu war a gën a gaaw protéger xam naa ni ñiy dund ak doomu jàngoro sida dinañ ci bokk donc loolu yëpp pour wax ni am doomu jàngoro sida du tere nit mu ñàkku dañu war a ñàkku en priorité parce que ñoom tamit am nañu xëy na lu leen doy muy doomu jàngoro sida bi nga xam ne waru leen tëral donc waruñu ci boole leneen. docteur Safiatou Thiam moo jiite kuréel gi ñu taxawal ngir xeex feebar bi di sida dem ca Kaolack foofu nag inspecteur d'académie ba daal dina may ay école lu toll ci 200 junniy masque mu yemook mbas mi ca Kaolack doon lo nga xamante ne fi mu ne ni ëlëm na ñëpp ndax deuxième vague bi sonnal na leen lool lim nañu lu toll ci wala boog sax lu ëpp juróom-benni téeméeri cas limub ña fa faatu romb na juróom fukk Ibrahima Diame. magasin bu fees dell ak ay carton de masque ay téeméeri junni masque kon la ñu daal di mobiliser jagleel ko l'école yi ci jamono ju nga xamante ne ñaareelu vague coronavirus bi tiital na ñëpp ci diwaan bile inspection d'académie nag ni taxaw na tembe ngir aar wér-gu-yaramu ndongo yi nekk ci l'école Kaolack yépp si ak Goudiaby moom mooy inspecteur d'académie. jamono bu ñu toll nii tey dafa doy waaru dafa grave parce que mbas mi ngi law ñu bëri ñu ngi contaminé ñu ngi enregistré ay décès yu bëri temps ñu ne daal il faut ñun ñëpp ñu jóg ñu mobiliser wu ñu takku ñu solidariser wu ñu trouver solution ensemble. bu amee ay masques yu doy itam war na ànd ak ay produits de désinfection lu mel ni eau de javel gel hydroalcoolique ak ay lave-mains pour protocole sanitaire bi mën a yemb bu baax a baax waaye nag ci wàllu woowu inspection bi dotation bi ñu amoon ci vague bu njëkk bi lañ fi am. il faut que lave-mains ñu réinstaller ko ñu commencer di ko utiliser il faut que savon yi tamit ñu mën ko utiliser dañu ko jox école yi pour ñu mën ko utiliser kon waruñu ko denc ci école yi loolu pour consommation rek pour utilisation journalière. teg nag lii di mesure barrière yi ba mu met sëkk mbir la dëgg la waaye itam fexe ba ñu sàmmonteeg moom beneen mbir la. kon il faut ñu continuer di surveiller comportement élèves yi parce que ñoom dañu am comportement bu ñu ne comportement grégaire 1-2 dañuy regrouper wu nekk par 2 di langam di embranché wu tout ça là kon moo tax il faut ñu surveiller élèves yi ñu waxtaan ak ñoom tout le temps comité de veille ak alerte yu nekk ci école yi comité yooyu ñu réactiver leen. bu weesoo mesure barrière yi la nag inspection d'académie daal dina jël itam yeneen mesure pédagogique di ñaan kon ñi di jàngalekat yi ñu organiser li ñuy duppee ay leçons de vie ci feebar bile maanaam gën koo xamal ndongo yi. Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. ngir dakkal wàllante doomu jàngaro jiiti département bu Tivaouane nag am na ab campagne sensibilisation boo xamante ni soobu nañu ci mu dip initiative boo xamante ni mu ngi tukkee ci groupement yi dajale ay soxna directeur d'école yak autorité municipale ya fa ne ba ci chef de village ya Cheikh Anta Diop. ñëpp jóg nañu sa mboxloo fii ci Mont-Rolland di ay kuréel yi ëmb ay jigéen ay chef de village ñi yëngu ci wàllu paj mi lali pexe ngir nag fexe ba coronavirus du law fii ci gox bi ñu nekk di Mont-Rolland. Mati Diagne moom moo jiite kuréelu jigéen ñi association sénégalaise d'appui pour le développement à la base. yeete ñu moytoo ak nu ñuy aaroo ci wàllu Covid bi parce que dañu gis ne ñi gën a laal jigéen ñi ak jeunes yi moo tax ñu ñëw tey def lancement bi fii Mont-Rolland invité les directeurs d'école pour ñu gën a leen a ñaax
ñu gën a jël seen i matuwaay dëkku Paxamkuy 1 Paxamkuy 2 Tibin Tàngoor Ngig Fall ak Palo surtout nag ñun dañu jiital ICP bi xam nga comme moo gën a am xam-xam si wàllu santé dañu ñëw moom ak ay relais pour ñu gën a mën a sensibiliser. infirmier chef de poste bu Mont-Rolland di Mamadou Aliou Diallo moom nag nee na tiit na lool ndaxte jamono yi ni mbas mi di wéyade lu ko ëlëm la rawatina fii ci département bu Tivaouane ba tax na ñëpp war a ràngaayu ngir feebar bu du law. am nañu tiit si commune Mont-Rolland amul kenn si Sénégal fii nga xam ne ni yaa ngi siy def si goxaane diito deuxième vague bi moo ëpp doole sa première vague bi Tivaouane am na benn dispositif CTE bu bees boo xam ne ni amuloon si première vague bi parce que Tivaouane mu ngi amaat encore Covid-19 si biir commune Mont-Rolland bi fii comité bi ñu ngi réorganiser xoolaat yan façon sensibilisation la ñu andiwaat pour ñu ñaaxaat nit ñi ne ni mbas mi mu ngi fii. waaye nag fii ci Mont-Rolland nee nañ nag ci ñaareelu vague bi amaguñ kenn ku am doomu jàngoro ji waaye nag bi fi feebar bi doog a tàbbi amoon nañ ñett ñoo xamante ne amoon nañ doomu jàngoro ji. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ndax couvre-feu bi duñu ko yaatal ci yeneeni région loolu nag lu mun a nekk la bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Abdou Khafor Touré bokk ci task force républicaine mu dib kuréel goo xamante ni nguur gi taxawal na ko ngir ñuy wax ci turu gouvernement bi moom nee na nag situation bi toll na noo xamante ni daal boo moytuwul daanu yaatal couvre-feu bi ci yeneeni région yu mel ni Diourbel ak Kaolack ndax la fay mbas may def Abdou Khafor Touré njiital compagnie immobilière bi di compagnie immobilière Sahel tey moo nekkoon gan ak RFM matin ñu déglu kàddu yu mu dénk Georges Déthié Diop ak Babacar Fall. feebar bi lépp état boo xam ne ni mesure mu ngi koy jël mooy pour freiner propagation bi comme chaîne de transmission dafa gaaw et que ci ñaari région yooyu la gën a ëppee il faut que ñu tëj ñaari région yooyu jéem ko tëj au moins ak le reste du pays pour protéger le reste du pays mais évidemment dans les jours à venir bu fekkee ni feebar dafa continuer di lëmbe ci biir réew mi dina am yeneen région yoo xam ne nii mesure couvre-feu bi ak état d'urgence bi dina fa dem dañuy wax ni feebar boo xam ne nii amul lu ko faj pour ñu limiter propagation feebar bi il faut que nga limiter circulation ak mouvement population yi mais président wax na ko semaine passée lii première parce que cas yi semaine passée bi ñuy jël décision bi les décisions seront ni ko tubaab di waxee graduelles c'est-à-dire que dafa nekk décision yu diis yoo xam ne nii c'est pas parce que dafa neex président wala dafa neex gouvernement bi ñu koy jël donc progressivement semaine passée 90% des cas yi nga xam ni moo amoon Sénégal mu ngi nekk entre Dakar ak Thiès ñu jël mesures yi suñu gisee ni cas yi comme ni ma ko waxee sànq muy continuer Touba mu nekk menace cas communautaire yi di jóg on est obligé appliquer mesures yi parce que c'est des mesures de protection de la population donc de toute façon on va vers l'état d'urgence dans d'autres régions et peut-être même on va vers l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national loolu c'est clair parce que li tax a jóg mesure bi lenn kese la mooy protéger askan wi protéger population yi parce que loolu mooy mission état Sénégal te loolu mooy mission président de la République. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières Fajar Cuy la ñu ko teg loxo ca aéroport bu Diass fekk mu jóge woon Espagne doon ñibbisi Seydi Gassama njiital Amnesty Sénégal nee nañ bàyyi doomu jàmbur bi ndax deful wala boog mu wax lu tax ñu war ko mën a teg loxo ñu teewlu ko. naxarlu arrestation Boubacar Seye ndax Boubacar doomu Sénégal la fii la dëkk su dee état am na lu mu ko reproché war na ko mu bay bu dem ba ci biir këram yónni ko convocation bu dem wuyu waaye da koy arrêté biir aéroport 2h du matin di ko téye apparemment li ñu ko reproché mooy dafa am kàddu yu ñu yëkkatoon wax ko ci ñi état Sénégal di gérer alal bi ñu ko jox pour mu xeex immigration clandestine mais loolu droit am la ci état démocratique la ñu nekk citoyen bu nekk surtout koo xam ne sa liggéey yaa ngi liggéey ci mbirum immigration clandestine am nga droit questionner ni état di gérer ay fonds am nga droit laaj état pour mu doxal transparence wala mu wax nu mu gérer ay fonds loolu ci benn état démocratique n'est-ce pas duñu jàpp citoyen dugg ci biir kas genre méthode état policier ñu bëgg a instaurer fii ci biir Sénégal war ñu ko nangu parce que li nguur di jublu gouvernement ak sax li ñu jublu mooy képp koo xam ne yaa ngi wax leen déranger rek ñu réduire la au silence te loolu duñ ko nangu te kenn warul dellu ci gannaaw par rapport à ça donc ñu ngi exiger que Boubacar ñu bàyyi ko immédiatement mu ñibbi ci biir këram. ñu nekkoon Seydi Gassama Boubacar Seye nag ci suba bu ñu ko tegee loxo jokkoo nañu ak moom mu ne li tax ñu teg ko loxo moo di kàddu yu mu fi yëkkati ne daal dañoo war a auditer mboolem ñi nga xamante ne seen loxo taq na ci koppare yi nga xamante ne waa biti réew ñooñu ko baaxee Sénégal ngir ñu xeex lii di mbëkk mi mu ne nag loolaa tax ñu teg ko loxo kuréel ga mu bokk di ONG bi di Horizon Sans Frontières ñoom it génne nañu ab bataaxal sàkku ci
ne nañu bàyyi Boubacar Seye seen njiit na mu gën a gaawee ñu ne nag lii ay xupp la yoo nga xamante ni daal duñu ko bàyyi mu jàll fekk ñu ngi taxaw police nag ci wàllam ci wàllu woowule ba tey daal dina ñu xibaar sànq ne Boubacar Seye li tax ñu gën ko ñu jàpp ko dëggantaan moo di dañu ko tere woon mu génn wala boog mu dugg ci réew mi mu bañ a jëfee ndigal fukki simili ak juróom bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. jëwriñ gi ñu denk njàng mu kawe gi mu di ministre de l'enseignement supérieur tey jii la xëy dem fële ca Malicounda seeti njabootub Diary Sow jot na dugg waxtaan ak njaboot ga mu di Diary mu di élève boobu nga xamante ni mu di meilleur élève Sénégal ci atum 2018 ak 2019 doon jàngee ca France ñeenti fan ci weeru janvier bi ba léegi mu réer mër kenn gisagu ko njaboot ga ne ca tiis ministre de l'enseignement supérieur xëyoon dem fa ni ki tey jii daanu si dellu siwaat ak Abdourahmane Diallo dellu waxaat ci kàddu yi nga xamante ne Serigne Babacar Sy daal dina ko yëkkati ci yor-yoru tey ji moom kilifa gi sàkku na ci député yi ngir ñu jël matuwaay yi war yëpp ngir mbirum góor jigéen daal ñu bañ ko dëgganal fii xalif général des Tidiane wax na ne daal loolee bokkul ci li nga xamante ni mooy li ñu xam fii ci mim réew di Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci waxtaan gi bi mu amaloon tey ci suba. waxu góor jigéen yii ñuy wax ni dañ koy jëmale ci assemblée duma ci sore waaye dinaa wax ni daal ña nekk assemblée te lu ñu ne waaw mu wéy ci réew mi nañu xam ne luñ ni waaw boo liggéey yàlla dana leen ci àtte loolu bu ñu yeboo xam ko réew mi du réew mu bon réew mu baax la nañu ci maandu li bon nañ ko fi jéem a génne jéem a xëcc lu baax mu dugg fi moo gën di génne lu baax di fi dugal lu bon te léegi seetaan bi bare na RFM bitim réew. bitim réew ñu ànd ceeg Georges Déthié Diop Georges nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. ñu tàmbalee ko ca Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ak Henri Konan Bédié njort nañ ne daal daañu amal ab ndaje fii lekki waxtu yu néew. ñu bëri jàpp ne sax fële ca Côte d'Ivoire ndaje moomu tey lay am ndaje diggante ñooñu nga xamante ne ñoo bokkoon langu politique ay jamono mujjee xaajaloo ci discours am bi nga xamante ne defoon na ko discours à la nation moom Alassane Ouattara xamle woon na lu ni mel ne dana ko waxtaanaat ak ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci kuje ga te Henri Konan Bédié jiite leen ci seeni plateforme loole nag gannaaw dialogue politique nationale bi amoon foofu ca Côte d'Ivoire. jóge ca Côte d'Ivoire Georges dem fi nga xamante ni moo di Guinée Conakry la non. waaw ki nga xamante ni moo di émissaire bu ONU ba nag bu mbootaayu xeet yi ma nga jëm ca République démocratique bu Congo. li gën a leer moo di doomu Guinée di Bintou Keïta. waaw moom mooy émissaire mbootaayu xeet yi foofu ca République démocratique du Congo dana jiite MONUSCO doore ko weeru février gi ñu dëgmal Bintou Keïta fas yéene fa wuutu doomu Algérie gi di Leila Zerougui ba jamono ji nag moo nekkoon sous-secrétaire général bu mbootaayu xeet yi jëm ci Afrique liggéey na ni ki adjointe aux opérations de maintien de la paix atub 2017 atub 1989 nag la Bintou Keïta dugg ca Nations Unies liggéey na ca Darfour ci atub 2015 ak itam ci Fonds des Nations Unies pour l'enfance maanaam UNICEF. ñu dem ca Ouganda Georges foofu nag ñu ngi xaarandi résultat yi tukkee ci élection présidentielle gi ñu doon amal démb. ci suba ci ab conférence de presse Bobi Wine doon ab candidat moom nee na moo gagné boobee élection résultat yu njëkk yi nag ki ñu gën a jàpp ne moom moo ca jiitu moo di président sortant ba di Yoweri Museveni mi nekk ca boppu réew ma fanweeri at ak juróom ngi ndax ci téeméeri bureau de vote yoo jël ñaar fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ne wàññi nañ leen moom président sortant ba di Yoweri Museveni moom moo ne ca bopp ba am juróom benn fukki xob ak ñett ci téeméer yoo jël Bobi Wine am ñaar fukk ak juróom ñett ci Algérie moom juróomi civil lañ fa faat ak ñett jële ci ay gaañu ci ab bombe artisanale bi nga xamante ne def kalaate ca Tébessa nekk ca estu ba dëkk ba loolee la ministère de la défense xamle jaarale ko ci ab communiqué cong googee nag te kenn revendiqué gu ko mooy bi gën a yeme maay foofu ca Algérie ay at a ngi nii dal ci ay civil. ñu dem ca États-Unis ca nga xamante ni Washington mu ngi ci état de siège loolee nag ay fan dong
bi fekk ñu ngi waajal investiture Joe Biden. démocrate bi fas yéene waat alal ba gi ñu dëgmal ñaar fukki fan ci weeru janvier ab dispositif de sécurité bu yememaay lañ teg foofu ca Washington yenn ni mbedd yi nga xamante ne ñooy jëm ca centre yi sax dañ leen tere nit ñi circuler fa ay blocu béton ñu teg ko ci digg yenn avenue yi ay barrière métal naka noonu wër Maison Blanche garde nationale bi jamono ji sax ma nga fi investiture bi fas yéene amee FBI moom dafa artu ne ay manifestants ñi yor ay nganday boobu moyul daañu dem ci Capitole yu juróom fukki état yu États-Unis ngir wane seeni mer ak seeni bañ ci ñàkk gi nga xamante ne Donald Trump ñàkk na ko élection présidentielle ba foofu ci États-Unis. Joe Biden ñaar fukki fan ci weer wi lañ koy investir. noonu la jërëjëf Georges Déthié Diop. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne ñu dalal la Cheikh noo def. maa ngi sant yàlla bari. fédération bu football bu Sénégal am na koppar yu mu yëkkati baaxee ko Teungueth FC ak waa Jaraaf. ñaari équipe yooyu nga lim Barthélemy ñoom ñoo teewal Sénégal ci compétition africaine yi Teungueth FC ci wàllu Ligue des champions Jaraaf moom itam ci wàllu coupe de la confédération ci xayma nag ñu ngi génne lu tolloo ko fukki millions ak benn ak genn wàll jàppale ni juróom-ñaari millions yi Teungueth FC la ñu ko daal di jox ñeenti millions ak genn wàll ñu daal di ko jox ñi nga xam te ñoo di waa Jaraaf am itam ñaar fukk ak juróom-ñaari millions yi nga xamante ni génne nañ ko jagleel ko ñaar fukk ak juróom benn club yi régionaux yi nga xam ne ñoo nekk kon bokk ci biir région yi ak benn club beach soccer moom itam daal nañ ko seet ci mbir yi loolu nag bokk ci fond bu relance post Covid ci mbir moomu la sax jàppale ni ki nga xamante ni ancien international basketteur di Vieux Ndoye cosaano ca diwaanu Tëngéej moom am na ay kàddu yi nga xam te daal yëkkati woon na ko sax ngir bëgg ñu jàppale Tëngéej FC ndax fi ñu toll nii ñoom teewaluñu rek Tëngéej waaye Sénégal lañu daal di teewal ci mbir moom la sax moom itam dal na yëkkati ay kàddu ñu dal di ko déglu. damay woote pour ñëpp jàpp ci jàppale équipe bu Tëngéej football club bi nga xam ne yàggul rek qualifié na ci phase de poule Ligue africaine des champions après presque fukki at ak juróom-ñaar yoo xam ne club sénégalais qualifié wu ci te boo xoolee campagne africaine bi dem di jouer ji Afrique dafa soxla ngay am xaalis bu bare nii nag dama ciy profito pour woote en tant que sportif juddoo Tëngéej tamit di woo waa Tëngéej yëpp yi fi nekk ak yi nekk bitim réew sénégalais yëpp sportif yëpp entreprise yeex société nationale yi waaye tamit surtout ministère des sports ak nguuru Sénégal ñu jàppale Tëngéej football club ñu fexe ba mën a janoox club maghrébin yi nga xam ne dañoo bari xaalis comme ça bu ñu fexee ba janoox ñoom jàmmaarloo ñoom am sax yaakaar qualifié wu ci phase finale yi. kooku di doomu Tëngéej di Vieux Ndoye di ancien basketteur international bu ko kon bokk ñu jàppale équipe bu dëkkam boobule di Tëngéej FC ci yoon googu sax jàppale ni fédération sénégalaise bu football tey jii ci xëy nañu tey jii suba gi kon bokk xëy nañu daal di jagleel lu tolloo ko juróom-ñaari millions ñi di waa Tëngéej FC ñeenti millions ak genn wàll Jaraaf yi nga xam te ñoom ñoo teewal kon bokk Sénégal ci compétition africaine yi ñu daal di jublu ci leen. ëllëg ci samedi gi ci la ñuy tàmbali ñetteelu journée bu Ligue 1. Jàmbaar Jaraaf moom moo di attraction bi danañ ko daal di amal ci bu 16h30 jotee ci terrain bu Jàmbaar ci stade Ibrahima Boye jàppale ni ci bu 16h jotee ni ki samedi gi diggante AS Douanes lay daal di doon ak ñi di waa Mbour Petite Côte ca Tëngéej Ngalandou Diouf Tëngéej FC moo fay daal di dal ñi di waa ñaari tali stade Alassane Djigo diggante Dakar Sacré-Cœur lay daal di doon ak Génération Foot dimanche ca Louga stade Albouri Ndiaye Ndiambour moo fay daal di dalal ñi di waa SNEPS Excellence bu Thiès La Tanière ca Mbour la daal di nekk stade de Mbour moo fay tasek ñi di waa AS Pikine stade municipal bu Mbao diggante Union Sportive bu Gorée lay daal di doon ak ñi di waa Casa Sport Ligue 2 bi tam dañuy daal di door seen troisième journée ni ki samedi gi Thiès FC di tasek ñi di waa Port derby bi nag ca Fatick lay daal di doon stade Massène Sène ca dëkk foofu Barthélemy diggante jamono bu Fatick lay daal di doon ak EJ Fatick dimanche Linguère dana tasek ñi di waa Amitié FC Renaissance ak Kër Madior itam dañu daal di tase Demba Diop bu Mbour ñoom seen digg ak Union Sportive bu Wakam lay daal di doon Africa Promo Foot moom dana fekk si Guédiawaye Football Club Sonacos diggam ak ñi di waa Duc lay daal di doon derby Fatick bi daal dana neex. waaw dana neex malheureusement supporter
supporters yi du ñu dem. waaw mais teewul ba tey dana xumba dana dagan. ci ñaari équipe yi Fatick ak jamono bu Fatick. mi ngi noonu. waaw voilà ñu dem ca Europe ba tey des ak football bi. 20e journée championnat bu France danañu ko daal di door niki tey ji Monaco jamono gi féetee si ñeenteelu place bi moom dana fekki Montpellier ci dëkkam coup d'envoi 20h ci Allemagne seen 20e journée 19h30 tey ji ci ngoon lañu koy daal di door diggante Union bu Berlin ak ñi di waa Bayer Leverkusen derby romain diggante ñaari équipe nga xam te ñoom ñoo nekk foofule ci Rome di capitale bu Italie jàppale nag diggante AS Roma lay daal di doon féetee si ñetteelu place bi ak ñi di waa Lazio bu Rome féetee si juróom-ñetteelu place bi match googu danañ ko daal di door tey ji ci ngoon ci bu 19h45 jotee jàppale ni nag Milan AC moom dana taseek Milan AC moom moo féetee jamono gi ci place bu njëkk bi ci Serie A bi ñetti poñ daal di dox ci diggante ak Inter de Milan féetee ci diggu classement bi wala boog ci ñeenteel place bi ñoom seen digg ak Juventus de Turin la daal di doon match googu kon bokk nañ ko waxee danañ ko daal di amal niki dimanche incha allah. dafa mel ni. jeex na lan laa wax ci Italie. AS Roma. waaw diggante AS Roma laa daal di wax derby romain bi. waaw dama ne capital bi mooy Rome mooy Rome. yaakaar naa loolu nga wax. Rome fa la Pape ba nekk. waaw kay mbay mi ngi noonu. kon Turin mooy capital ba. waaw kay. jërëjëf jërëjëf Cheikh Tidiane xel a fàtt rek. waaw noonu la jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne Abdou Thiam ñëwal. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ñu dalal Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf corona bàjjo bi far na dugg ci l'école yi Ndakaaru yi ubbil source école Notre-Dame ga ca boori ministère des finances benn élève moo fa corona am na it ñaari xaritam yu ñu jàppee ay cas suspect yéenekaay bi nañu bi xibaar bi jibee kilifa yu l'école bii di Notre-Dame dañu ko doon nëppal ngir bañ yëf ya siiw dem nañu sax ba naan élèves yi bu ñu wax kenn dara source nañu waaye comme nopp amul couvert te fii ci réew mi dara du fi umpe moo tax yëf ya siiw na ba mel ne jinjeeri xew sœur Geneviève Mandjouba mi jiite école Notre-Dame source nee nañu bi ñu ko woowee téléphone ngir xam li xew nu mu demee dëgg-dëgg li mu leen wax moo di bàyyi leen ba àjjuma mu di tey jii dinaa leen ci tontu yéenekaay bi nañu waaye wax ja yàggul ndax ndaw si da leen a raccroché au nez ne leen dama nekk ak sama waa kër wuy juri élèves yooyu jàngee ci école boobee yéenekaay bi nee nañu seenu fi toogatul ne ku ci nekk ci ñoom yaa ngi ragal sa doom jël ci corona bi coronavirus bi ak ni mu mel ci réew mi guddi yi réew mi quotidien nee nañu moo waral xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkatiwaat kàddoom joxewaat ndigal représentant bi fii ci Ndakaaru di Mbacké yu fay moo ko doon yeggi askan wi démb ci ndaje moomu gontawoon ak taskatu xibaar yi ca jumaay Masalikul Jinaan ndigal li moo di ñu xam ne l'heure est garaaw na ñëpp taxaw ci xeex bi ñuy xeex ngir jële fi mbas mi wàccoo ak geste barrière yi waa kër docteur santaane farataalit bu baax a baax masque wu gi xaarandi ñàkk ñuy séntu journal bi di réew mi quotidien dolli ñu ci ne ñàkk yooyee dañoo tàmbalee gas sax xaata yegg seeguñu ndax xibaar yi ñu ciy joxee tëdd lu wér li wér soleil national nee nañu moo di ndimbal li ñu doon baaxee askan wi seeni gët xonxoon ci coronavirus bi mu di aide alimentaire d'urgence gi ñi ko taxaw na jóg buñ doon téeméer lañu juróom-ñeent fukk ak ñett yu tegas lëf ya maanaam 93,8% yéenekaay bi nee nañu mbiree yegg nañu ci ñoom mu di xibaar boobu soleil national mi ngi ko jëlee ci enquête bu agence nationale statistique démographique def couvre-feu gi ñu def ci Ndakaaru ak ca Kees l'observateur nee nañu coono bu dul jeex la jural borom wata yi nga xam ne ñu bari ci ñoom bu ñu nekkee ci kaw tali bi ba waxtu couvre-feu fekk leen fa la ñuy gaare fanaan ci seeni biiri wata ba bët set ñu tegwaat ci yoon wi témoigné mel ne ku naan ñu couvre-feu bi kay ñenn rek la arrangé mu di jigéen ñiy sëy ndax alkaat yi ci dëkk bi tax na ba balay 9h ci guddi maanaam 21h seeni jëkkër fu ñu mën di nekk dañuy ñibbi boole ko kit sedd bu metti ba am ci réew mi tax na ba amatul benn borom jabar buy taxawaalooti ba yenn heure bi ñuy wax ak yéen tarixa Mbàkke ruuxu seenub xalifa ma nga ñu téye ca gendarmerie l'observateur moo ko bind ci xëtamu njëkk Daawda Ba ñu gën koo xam ci Baaba Malaado Mbàkke ruuxu mi tëggoo ab yonante démb la ñu ko yónnee gendarme yu Kolda yi ñu dem jàpp ko li ñu ko jàppe mooy détournement de mineur xale bu jigéen bu toll ci fukkat ak ñeent moom la jabaroo woon xale bi da koo kidnappé woon téye ko atum yàlla laata mu koy takk moo ko may boppam yaayu xale bi yéenekaay bi nee nañu Gàmbi la nekk baayam moo nekk ci dëkk ba waaye bi ñu jëlee doomam ji ñemewul woon a wax ña ca dëkk ba ñoo gis yëf yi mu metti leen lool ca la ñu dem gendarmerie boole ko gendarme yi dem fa jàppi ko libération nañu xale bu jigéen boobee Daawda Ba defoon jabaram fukkeet ak ñeent la am dëkk na ak moom ñaari at bi ko gendarme yi jëlee dañu ko garde à vue ci ñoom la fanaan démb lii quotidien nañu lii rek ay faf Baaba Malaabe mi tëggoo ab yonent jiite tarixa Mbàkke ruuxu teg nañu ko loxo démb mbirum pédophilie ak détournement de mineur la ñu koy tuumal la tribune nañu moom Daawda Ba bu dee ab yonent la rek dina wóor fii la war a mën a wane ay xar baaxam ngir nit ñi gëm ne yonent dëgg la démb bi ñu koy jàppi journal bi nee nañu gendarme yi ko jëli ji woon dañoo geetar woon ba dëgër ngànnaayu ba woo koŋ saare
ngay gi mbir yi xewe yéenekaay bi nee nañu askan wa ñu bari ci ñoom gëmewuñu jàpp gi ñu jàpp waa ji ñu dàqee ci police sub Sénégal ndax li mu soloon tenue bu police nationale bu nuppi doon ko raamalee Serigne Modou Kara moom policier bi di Pape Boubou Diallo Le Quotidien xëy na di ñu wax radiation ba ak ne mu demee nee nañu commission de discipline bu police nationale moo ko raje tuumay abandon de poste ak xotti sermam loole lañu ko gàll nay tuuma ba tax ñu raje ko réew mi toj na rajax ubbil Les Échos ay saay-saay ñoo nekk ci internet bi di mbubboo turu première dame Marème Sall di teg nit ñi ay dil yu set wecc di leen tiriande ñoo ngi leen di bëgg a rey certificat autorisation de décaissement sax journal bi nee nañu am nañu ko lépp ngir gën a dëgëral seeni pexe 27500 journal Les Échos nee nañu moom lañ lay laaj ne la moom nga war a joxe boo bëggee jot ci koppar yi première dame di maye. Comptoir commercial